à l'âge d'1 an et demi parce que j'étais orphelin de mère. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi muy kenn ca nappkat ya ñu faat ca Saint-Louis ni ki démb waral ba jëriñ duñ dénk wàllu kaaraange bi réew mi na nguuru Sénégal dana teg ay matukaay jëm ci gën a aar maanaam frontière diggante Saint-Louis ak it Mauritanie loolee la fës di Aly Ngouille Ndiaye ni ki démb la demoon ca gox booba ngir nemmeeku la fa xew daañu ko faram-fàcce ci biir xibaar yi parti démocratique sénégalais ne daañu teextu ki nga xamante ne mooy Emmanuel Macron di njiitum réewum France waaye takk ay morso yu xonk ngir wane seen naqar ak it tolluwaay réew mi ñu jàpp ni féppay metti ñu ciy joxoñ baaramu tuuma nguurug président Macky Sall daañ ci dikk yéen ci xibaar yi leneen dina ci bokk it muy radiothérapie bu hôpital Dantec tàmbali na liggéeyam lañ ci dugal ci koppar daanaka toll na ci $2 milliards mu ñu war a taxaw ñi nga xam te ne ñoo feebar waaye it di gën a tàggat ñi nga xam ne ñooy personnel bi ngir ñu gën a taxawu ñi nga xamante ni ñoo amee booba feebar jamono ji may àddu ngeen di teewlu war nañoo toll ci 40 ñuy xaarandi ngir mën a jote ci traitement jëm ci radiothérapie dañ ci dikk ak yéen ci xibaar yi mbokki ponk yaa ngoog topp leen ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy door rek jëwriñ ju dénk wàllu kaaraange biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ma nga woon ca Saint-Louis ginnaaw ba ñu fa fàtte ni ki démb ab nappkat di ay sox yu bàyyeeko ci garde-côte yu mauritanien yi waral ba jëwriñ di fësal yenn ci ay taxawaay yoo xam te ne jëm na ci gën a aar frontière diggante Saint-Louis ak Mauritanie yooyu jumtukaay jëm na ci ay patrouille yamu fësal doon ay bateau xëy na di ngeen mën a teewlu kàddu jëwriñ ji laata njeextalu bi la jotaayu xibaar ñu wax ci leneen muy président bu France war a ñëw ci réew mi waa parti démocratique sénégalais ne dinañ bokk ci ñi koy teextu waaye takk ay morso yu xonk ngir wane seen naqar ak it ni réew mi toll jàpp ni fépp ay metti ñu jàpp ni kenn sookeew ko lu may maanaam gouvernement bu Sénégal rawatina njiit li di la président Macky Sall waaye it addu ci ñàkk kaaraange gi ñu nemmee ko ca Casamance mu jàpp ni la taxawaay ba ca war a am bàyyi ko ci nguur gi loolee ca manqué moo waral fitna yooyu juddu ca Casamance ñu ànd ceeg suñu ndaw di El Hadj Moussa Bey. waayu réew mi doonoon poñ ba ñu doon waxtaane nag ci dajeb comité directeur bu PDS parti bi di naxaru nag télé gi nga xam ne jàpp ne ne ci le régime bi ne rek ngir sàmm kaaraangi citoyen yi ci bët gànnaaru réew mi ak ca Casamance PDS nag sukkandika ci faatuk mol bi di Fallou Diakhaté ca Guet Ndar. soo demee ci sud bi Casamance fan yii gis ngeen nu mu demee mënul indi kaaraange gu doy ba mën a aar ñu fa nekk soo ñëwee ci nord bi bët gànnaaru réew mi amul kaaraange gu doy moo tax suñu nappkat yi ñu di leen di rey ci loo xam ne bi gouvernement bi waroon na ci mën a jóg. ñëwuk njiitu réewu France fii ci Sénégal amal na it solo lool PDS parti bi nag di woolu askan yi ngir ñu génn teertu ko waaye it fësal ci seen naqar. sànn bu ñu xeer yuuxu wuñu dóorante wuñu dañuy sol lu xonq Macron ñëw ñu tàcc ko ne ko approuvé ba pare wane na Macky Sall nag lu xonq li mooy wane suñu naqar ci ni nga yoree réew mi mooy wane suñu naqar ci ñàkk waxtaan dëgg bi nga mbax waxtaanul ak réew mi. li soxal nag doxub ñaxtu bi nga xam ne nag kujje gi nar na ko amal ni ki juróom-ñeenti fan ci weeru février parti bi nag di dëggalaat ne dana ci bokk. dañuy doxuk ñaxtu di wane lu ñuy ñaxtu ak suñu naqar ci ni Macky Sall yoree réew mi ak ni Macky Sall yàqee suñu démocratie loolu moom du PDS moo koy organiser waaye def ci bokk dafa ne rëkk ci biir fas ko yéene def. gannaaw li ni mel nag
PDS fësal na it ci ndaje bi le ab programme tournée rek bu muy amal ci mim réew ngir rek jaay carte yu parti bi. El Hadj Moussa Bey yamuñu ca moom maître Amadou Sall wane na it ni parti démocratique sénégalais ñu ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy yëngatu jamono ji di sàkku ay ndàmpaay moo xam ci wàllu santé moo xam ci wàllu éducation te yëglu mu jàpp ni régime bi fi nekk daanaka mu tële ci ñàkk a taxaw ñi nga xamante ne ñooy laaj ca lay seen bëgg-bëgg lu xew ci wàllu Ahmed Fall Baraya ma ñuy jiin ne dafa bokk ci ñu fas yéene teeru président Macky Sall ak naataangoom bi di Emmanuel Macron la mu ci yëkk ci ay kàddu ñu teewlu ko ci ay leeral yu El Hadj Moussa Bey. gouvernement su syndicat yi taxawee la mu xaatim war na ko mën a respecté lu gouvernement déggoo ak jàngalekat yi war na ko mën a respecté lu gouvernement bi déggoo ak ñu yore wér-gu-yaram war na ko mën a respecté lu gouvernement liggéey ak déggoo ak liggéeykat yëpp war na ko mën a respecté waaye dañu gis ne gouvernement li mu def mooy kenn ku ci nekk ci liggéeykat bi weer wi deewee dañ la coppale tuut ci sa xaalis sa solde bi matul dañ ciy jël fii junni fële ñaari junni fële ñetti junni loolu suul bukki fay bukki la ndaxte soo jëlee kenn ku ci nekk dara day doon ab xaalis boo xam xaalis bu rëy rëy loolu moo tax PDS di naqarlu ni gouvernement bi defee te it di wane cofeelam ci travailleurs yi. parti bi ca Ndar ñooy wax seen wax décidé seen i décidé suñu paree lu ñu wax ba pare dañuy jébbal ñoom lu ñu décidé ak lan mooy seen problème ñu xool naka lañ koy réglé donc loolu nañu jàpp ne problème mu PDS la ca Saint-Louis du problème mu PDS. am ñu jàpp ne day waajal rek topp. waaye déedéet yéen tamit Ahmed Fall Brahima magum jëmbal su bëggee dem danaa dem na lu tax ngeen di ñaaw njort ñun ñaawuñu njort. non ñaawuñu njort. waaw dama lay wax rek ñun ñaawuñu njort dañuy xaar ba li ñu gis am. ñun lu ñu gis rek la ñuy atte du ñu atte lu ñu gisul. mu ngoog di ay leerlu yu bàyyeekoo ci porte parole du jour muy maître Amadou Sall maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xibaar yi muy garde côte yu Mauritanie daal di boom kenn ci nappkat ya nekk ca maanaam ca Saint-Louis indi nag coow lu rëy ca gox boobe waral ba jëriñ juñ dénk wàllu kaaraange biir réew mi ma nga fa woon am na ci ay matukaay yu ñu jël ngir fexe lu ni mel bana amati ñu teewlu ay kàddoom moom Ali Nguy Ndiaye ci micro suñu ndaw suñu teewal ca Saint-Louis di Gambi Diagne. wax nañ lii seen préoccupation mooy dañoo bëgg seen kaaraange rawatina nag seen kaaraange bu nekkee ci biir réew mi parce que lañ jàpp ñoom mooy ñoom la ca ëpp ba ci démb fañ nappee ci biir Sénégal la bokk kon nag biir Sénégal waruñu fay napp ñu leen ci bundu xata rawatina nag bañ leen di rey ci embouchure bi wala ba au-delà loolu aussi d'accord nañ ci ak ñoom te bu neexee yàlla dinañ jël matuwaay yépp pour que marine bi mën fi nekk. déjà benn patrouilleur mi ngi ci yoon bi te dina fanaan si ñu jël ay dispositions pour que armée bi mën fay toog mën a surveiller frontière bi parce que loolu bu ñu ko defee mën naa am ñoom seen xel dana ci dal d'abord. ñoom it ci biir waxtaan bi génn na ne xam nañ ne Mauritanie réewum jàmbur la am loi boppam am ay texam aussi ñu nangu ne danañ ko respecté tant que ñun ak ñoom jubóowuñ ci lenn waaye ñu ne même buñ ko respecté wut aussi ay nit lañ duñu ay mala. kon même bu gaal rëccoon tey dem Mauritanie ñun ñëpp d'accord nañ ci ne solution bi warta mën a nekk ñu tirer bal fetal surtout ku amul gànnaay. ñu wax ci procès bu Khalifa Ababacar Sall ñay farandook ñoom daal di nekk ci cellule de communication bi ñoom nag la ñu jàpp mooy ni boobee procès bëgg ko àtte mu jaar ci yoon doonut lu soxal kilifa yi war ba ñoom ñu jàpp ni politique moo ko lal lañ ci joxe ci ay firnde ci seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi doon na lu sakkan lool waral ba ñu jàpp ne fii ak procès bi jeex noonu lañ koy tëralee mooy fuñ ci mënti toll daañu mën a jàkkaarloo ko askan wi indi ci la ñu jàpp ni ay rëq-rëq la jëm ci nañuy doxale boobee procès te teguñu ko fenn lu mooy ni dañoo bëgg a éliminer kii di Khalifa Sall leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. yëpp Khalifa Sall ba léegi mu ngay wéy di jur ay coow ñi ànd ak moom di teg ay pexe nu ñu ko setalee ba mbiru àtte bi dooree ba léegi nag ñàkkul lañu ca nemmeeku rawatina liy salfaañi àq ak yelleefu kii di Khalifa Sall. te li ñu gën a firndeel ci affaire Khalifa Sall affaire politique la bi procès bi ubbee toog bi nga xam ni moom le procureur toogee mais surtout képp toog bi nga xam ni moom la préfet Dakar ak agence judiciaire de l'État
toogin boobu ñu toogee loolu dafa ñu réconforter ñun ci suñu position ak suñu conviction que affaire Khalifa Sall bi affaire politique la. àndandoowu Khalifa Sall yi wéy di jàpp fa ñu taxaw ba léegi ndax dañu yaakaar ne njiitu bokk moomeel bu Ndakaaru bu fekkee ne dañu wax droit rek dina ñibbi ca këram. bi procès bi tàmbali alxames ñoom Khalifa Sall ak ñi mu àndal ñoo njëkk dugg salle bi ba tax na mbooloo bi fa nekkoon yëpp daal di feddali seen colère ak seen jàppale ci Khalifa. mais bi ñu xëyee la lendemain dañu gis ne que dañu fexe ba ñoom Khalifa dugg si après juge bi loolu mu mel ne ay genre sërëxal ay ndigg sërëx yu ñu lalal nit ñi pour que ëllëg ñu mën wax ne que ñi ànd ak Khalifa dañuy perturber wala dañuy yàq audience bi. donc ñun duñu tombé ci piège boobu parce que bëgguñu procès à huis clos dañu bëgg sénégalais yi dégg sénégalais yi xam parce que xam nañu bu ñu waxee dëgg ak yoon daañ bàyyi Khalifa. àndandoowu Khalifa Sall yi ne dootuñu bàyyi kenn muy jóg di wax ci kaw Khalifa Sall rawatina ñett ñi. nga xam ne jàpp nañu ni dafa raté vocation parce que tey bu ñuy cité footballeur modèle yi en Afrique Samuel Eto'o boo ko tuddee Cameroun modèle la Didier Drogba boo ko tuddee modèle la parce que au delà du football dañu illustré wu ci participer wane seen image yu réew waaye jàpp ci seen réew jëm kanam moom ci lenn rek lañ ko xamee mooy baari ak def lu ñaaw donc kooku xawma El Hadji Diallo la wala Dia du Khalifa du moroomam ki ci mujj nag xale bu mu mës a jàngal yërëm naa man say wayju parce que nag enseignant modèle lay doon mais kii saaga kilifa muy Macky Sall bu saagaa Khalifa du ñu bett mais liñ leen di xamal rek mooy que trop c'est trop. atte njiitu bokk moomeel bu Ndakaaru mu ngay woy ba léegi ca tribunal bu Ndakaaru boole ci léegi jëlee kii di maître El Hadji Diouf mu bokk ci mbir yi ñi nga xamante ni ñooy àndandoo nag fas yéene taxaw tey ji dimanche bu jot ñu daal di amal lii di réunion ngir xamal sénégalais yi li nekk ci mbir yi. Ibrahima Fall dañu ko doon jiiñ ne na muy doxale daanaka dëppoot la waral ñu fal ko mooy ne xelu boppam lay demee te du diisoo kenn ci na muy taxawoo mujj naa indi ay kàddu leerange ci la ñu koy tuumal ne dara amu ca di wuyoo ci turu Aïssatou Faye mi jiite jigéenu APR ya nekk ca Caaroy moom nag la mu jàpp mooy nii la ñu koy tuumal uute nag la muy jëmmal ci parti bi rawatina ca gox boobee ci li ñu ko dénk ñu teewlu ay kàddoom ak kàddu ñeneen ci ay naataangoom ci ay mbir yu uute ci micro suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. nam Aïssatou Faye madame Mané ñoom kese te amaluñu njariñ parce que tey ñoom bu ñu doon ay nit ñoom du ñu nekk ci seen ay poste di xëccoog ñi nga xam ne ay table lañ yor di jaay amuñu dara ñuy xëccoog ñoom ay financement ñoom lan la ñuy doyee financement au conseil lan lay doyee financement te yor sa salaire madame Mané lan lay doyee financement lan yow mi nga xam ne yow yaa jiitu financement ñëw ci sa loxo yow yaa war a muñ nga xool ñi nekk sa ginnaaw nga xam ne dañu sonn te bu jóg jotee ñu jóg pourtant ñoom bu doon ñoom kese la président Macky Sall du fi am dara. li ma ciy wax bëriwul vraiment dama regretter li xew parce que depuis 2010 ba léegi li fi dugg ci financement moom bëri na te xam naa ne bés bu ñu amee jot di ngeen def benn tournée boo xam ne dama koy def ak yéen ci femmes yi nga xam ne yëpp jot naa leen a financé. waaw financement bi de jotaguma xaalis bi notification bi moo nekk nii 2 millions la ñu jox ñu ko keroog stade ministre de la femme jox ñu ko mais jotaguñu xaalis bi bu ñu ko jotee aussi ni ñu koy financé par zone lañ koy def parce que Caaroy dafa yaatu pour ñëpp mun ci jot. machine radiothérapie bu hôpital Dantec tàmbali na liggéey bi lu tollook 2 milliards la ñu ca dugal lu ni mel bégloo ñenn ñi nga xam ne ñoo amee feebar te bëggoon ñu taxawu leen ci wàllu wu ni mel waaye yemuñu ca am na ab personnel boo xamante ni ñu ngi leen di tàggat ngir ñu gën a xarañ mën a taxawu ñi nga xamante ni ñoo amee feebar waaye it jamono ji ñu ngi leen di xamal ni lu war a jege juróom fukk ca ñoom ñu ngi taxaw ngir sàkko jote ci radiothérapie bi ngir ñu mën leen a dañ ci dëkk yéen xëy na laata njeexteelu bi la jotee ay xibaar ànd ceeg suñu ndaw di Jibi Saax Joni ñu wax ci benn kuréel bu dippee Otra Africa mi ñaawlu yenn ci ay espagnol ya ñu doon agressé ca Casamance ñoom ñi ne ànd nañu ak ñoom ci naqar bi waaye bëgg nguurug Sénégal taxaw ci ngir indi ci ay leeral ñu doyloo it kàddu yi ci jëwriñ ju dénk wala kaaraange bi réew mi yëkkati mooy ni agression naam bu dee am na waaye lu aju ci wàllu viol boobee ñuy fësal dara am cëx ñu ànd ceeg suñu ndaw di Ajara Njaay gi ñuy wax Otra Africa ñoom nag ñooy ñaawlu agression bi nga xam ne dal na doomu espagnol yi foofee ca Casamance ñuy bëral sax seen solidarité ak mbir moom mi waaye it di artu état bi mu jël ay responsabilités. ñu war
mooy ñu dajaloo nekk benn jàppale ñi nga xam ne dal nañu seen kaw encourager force de l'ordre yi takk der yi ñu taxawu leen pour ñoom seen biir liggéey nañu jàpp ñi def ñaawteef boobu. dañu ñaan nag représentant diplomatique Espagne yi nekk fii bu ñu réeree mbir ni que seen diggante ak Sénégal moo gën a xóot moo gën a profond moo gën a dëggu attaque bi donc buñ ci tenir compte. Otra Africa di bëral ay kàddoom ni mbir mi nag jarul ñu ciy def ay polémique ndax ñi nga xam ne sax ñoo ci loxu àddooguñ ci benn yoon. ministre bi mooy alkaati bi njëkk ci dëkk bi li mu wax am na fenn fu mu ko tëgg ñun li ñu suñu war mooy ni que ba léegi kenn neewuñu amul attaque kenn neewuñu kenn dalul ci kaw xale yooyu ñun dañu masawu xale yi di solidariser wu ak ñoom li wër nag ba wër mooy ni que attaque bi am na wala ñu ne ñu attaque bi amul. suñ ñu neewoon tey attaque bi amul kon du ñu woote kenn di ci wax yaakaar naa ni nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu dal seen kaw waxuñu autorité espagnole yi waxuñu donc nañ ci bàyyi xel tuuti ñu jox leen wàll boobu. Otra Africa di yëngu nag ci wàllu dëgëral ak xaritoo gi am ci diggante Sénégal ak Espagne association bile nag jàpp ni attaque bile warul tax relation yi nga xam ne ñaari dëkk yi am nañ ko di ci yàqu waaye nag loolee teewul ñuy ñaan kilifa yi def seen liggéey ba mbir mi leer. Adjara Ndiaye ñu dellusiwaat ci muy radiothérapie bi nekk ci hôpital Dantec tàmbali liggéeyam lu tollook $2 milliards yi ñu ci dugal mu mel ni ñi di fajkat yi ci yëngatu taxaw nañu tem ngir gën a tàggat ña ca war a yëngatu ngir ñu gën a taxaw ñi nga xamante ni ñoo soxla jote ci boobee radiothérapie jamono ji may àddu ngeen teewlu war nañoo jege wala ñu ëpp juróom fukk ci ñuy xaar ngir ñu traité leen ñu ànd ceeg suñu ndaw di ci bi sax joni ginnaaw ñetti weer yu ñu toogoon di xaar réew bu Sénégal nag fi mu toll nii am na ab appareil bu yees bu radiothérapie boo xamante ne ni mu ngi dox machine bi nga xamante ne ni ñi feebar te amee cancer ñoom la ñu ko jagleel fi mu toll nii mën nañu wax ne disponible la ci institut du cancer nekk ci hôpital Aristide Le Dantec. Vous avez derrière nous un appareil de radiothérapie. li ngeen di seen suñu ginnaaw di appareil radiothérapie mu di bu mucc ayib ci loolee nag ñu ngi delloo njukkal képp koo xam ne rek dugal na ci loxoom ngir lii mën a antu ci nañu ko doon taxawalee ndax danañu dimbali ngir rek lu mu gën a gaaw ñu tàmbali paj mi. commencer les irradiations. bile appareil nag door na ab liggéeyam waaye nag yoon bi nga xamante ne ni moom la malade bi war a topp xaw naa bëri tuuti. Il y a une partie administrative. am na pàcc boo xam ne administration lañ ko jagleel beneen pàcc ñu jagleel ko wàllu technique ak it pàcc bi di paramédical ngir appareil radiothérapie dox na mu waree faaw mu jaar rek ci ay étape du da ngay ñëw tey rek ci bés bi ñu faj la ci bés bi dafa laaj tàggat te loolu nag dañ ci jël bépp matuwaay ngir doxal ko na mu waree. prendra le temps qu'il faudra avant de déterminer. benn ci li gën a am solo moo di ne ñi ci war a liggéeyee tàggat nag ñi ci yëngu fi mu toll ni doon na lu mënta ñàkk. Cette formation a débuté, vous avez... formation bi tàmbali na boo xoolee sax am na ay équipe yoo xam ne ñu ngi ciy dimbali am na ci ay techniciens yoo xam ne sax ñu ngi bàyyeekoo ba Rabat ñeneen ñi Turquie France ak yeneen i réew loolu nag ngir rek gën ñu dolli xam-xam ngir ñu mën a tàmbali ca na mu gën a gaawee fi rek 2 semaines wala 3 sax li nga xam ne mooy paj mi waaye gën a sàmm xarale bi nga xam ne moom la ñu jot. une utilisation sûre et rationnelle de cet équipement. bile machine nag ak li ko wër bu ñu ko xaymawee mu ngi toll ci nag $7 milliards ci sunu ay koppar ci bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu joxe ñi feebar nag te amee cancer daañu leen jël en charge jaarale ko ci machine bile ci paj mu gaaw te mucc ayib ba ci jamono jile nag lu toll ci daanaka 50 ci ay doomi aadama ñu ngi xaar ngir ñu mun leen a faj ci bile machine. Jibi Sarr Joni ñu wax ci ndajam franc-maçonnerie bi ñu bëggoon a amal ci réew mi te ñu mujj ko gàntal waral ba loge maçonnique bi gën a mag ci àdduna bi di Grand Orient bu France ne àndu ca mer ba futt la def fësal ab communiqué ne loole ñu gàntal ci réew mi def lu may salfaañi seeni liberté te it duñu bàyyi ginnaaw mooy ni kenn du leen xoqatal ci wàllu woowee waral ba ñenn ci waa société civile ak it ay kilifa diina ñoom it ne duñu bàyyi combat bi mooy ni dañ ko wéyal ba ñooñee ñu neenal seeni jëf ak it seeni taxawaay fu mu mënti doon ci réew mi ñu ànd ceeg suñu ndaw di Mouhamadou Diallo. mer ba futu moom la kuréel bu mag bi si wàllum franc-maçonnerie def Grand Orient bu France mi ngi ñaawlu bu baax a baax gàntal bi nga xam ne gàntal leen ko ay franc-maçon ngir nu daje fii nii si Ndakaaru mbootaayu franc-maçon bi mi ngi wax ne dañoo salfaañee seen àq ak seen yelleef
jóg nañu di xupp maanaam di menacer menace nag néew ji doole rek koy def ak ku ñàkk argument rawatina nag ña ngay menacer seen dëkk la ñu ne. ñun nag Sénégal nit diine yi fi nekk ñoo tabax réew mi ñoo ko defar ci ay valeurs duñ nangu kenn ku ñu ko yàqal lépp lu mu leen jaral rek dana ko jaral réew mi ndax nit du kaf du foye li teraangaam. mu mel ni lu nu yàgg ngungune ci suuf moom la ñu tàmmalee waxtaanee ci kaw fii ci Sénégal. ñoom duñu ay como ay kàngam lañ li ci jiitu moo di ni ku amuk seetlu am analyse moo di ni xëyuñu xëy rek indi li nga xamante ne moom mooy débat boobu parce que am na ay série yoo xamante ne mu ngi am ci biir réew mi ñu ciy wane seeni signe parce que wane signe benn mbir ci kii dafay dem ba miinal nit ñi li nga xamante ne mooy kii te série boobu boo koy xool plupart ñi fi nekk ay jeunes lañ kon série boobu waxul ak mag ñi mais jeunesse bi lay waxal pour ñu nekk mbir boo mu nekkoon tabu ñu xamal leen ne ku ci nekk mën nga cee mën a dugg. waaw lu tax ŋàññ yu bëri yi te bu ñu dégloo franc-maçon yi ñoom leen rek moo leen soxal muy gën a sargal doomu aadama ngir teg fi dundin boo xam ne yemale moo ko lal gindeeku waaye tamit dimbalante te loolu sax leen yàgg wax fàttaliku jëm ci bi muy juddu 16e siècle. seen congrès ba ñu defoon France seen masque daal di daanu ndax Grand Orient moo jóg daal di dindi dans leur texte fondateur lépp loo xam ne sukkandikukaay la ci ngëm-ngëm ci diine ak ci yàlla toute référence à Dieu dañ ko dindi ba wax ne sax l'immortalité de l'âme amul àdduna fii la yam. Grand Orient bu France moom mooy mbootaayu franc-maçon yi gën a kawe ci Europe te sax ci fàttaliku ci atum 2007 ŋàññoon na bu baax a baax ay kàddu yu président français ba woon Nicolas Sarkozy yëkki woon ci kanam ki nga xam te nii moo fi nekkoon kilifay jàngu bi ci àdduna bi yépp. dafa ni sama yéene daal mooy Europe doxal laïcité boo xam ne man président France ni ma ko mën a tuddee mooy laïcité positive mooy laïcité boo xam ne ginnaaw reconnaître nañu doomu aadama bu ne nga am sañ-sañu xalaat mu la neexee nga am sañ-sañu gëm wala bañ a gëm waaye na doon laïcité boo xam ne nañu bàyyi di ŋaññe diine nañu jàppee ne diine ngëneel la loolu rek la wax franc-maçon yi jóg surtout Grand Orient bii ñuy saaga tey daal di def communiqué dal ci kaw président France ne président France dafay faral torop diine. mu mel ni lu ñu aadawoo la saay suñu gisee ne rek seeni intérêt ñu ngi koy menacé Grand Orient bu France dina yëkki kàddoom ngir ŋàññ loola tey jii nii ñi muy ŋàññi Sénégal ñu ngi wanawaat seen ndogg bu baax a baax ngir gën a ñàkk réew mi musal ko yi tamit si lépp loo xam ne mën na yàq seen ngëm-ngëm si wàllum aada ak si cosaan. Mouhamadou Diallo ñu koy jaajëfal ci leeral yooyee ñu wax ci leneen mu aju ci ñàkkum njur gi ci atum 2017 bu ñu génn ñu gis ne ay jéego yu am solo jot na ci am waral ba ñu fas yéene dàbbaliwaat campagne bi ni ki ren ñu fas yéene ko maanaam jàppale jur gi nga xamante ni yenn xeetu feebar da leen faral di dal moo xam bëy ak xar yi ba ci sax ginaar yi nguurug Sénégal ànd ceek ñi nga xamante ni ñooy vétérinaires yi fësal yoon yu ñu fas yéene jaar ngir boobee campagne mën a antu ci nañu ko Ndeye Fatim Lo. kuréel gi ngànk ci àdduna wërgal këpp wérgu yaramu jur gi moom la dafa ñaax réew yi ñu ñàkk fii ak atum 2030 ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yu am ci ay at lu ëpp ñetti weer Sénégal moom nag jël na engagement dabu boobu les défis jaarale ko ci ay jumtukaay ci atum 2017 ñàkkum jur gi yokk na bu baax. bi ñu fiy ñëw man maa ngi fàttaliku peste des petits ruminants ñu ngi ci toll woon ci ay 7 virgule quelque chose pour cent. La maladie de Newcastle 1,75% de taux de vaccination la ñu nekkoon pour un élevage baax ci am réew. def de la prévention ci jàngoro yooyu ba mu bañ leen a. ci at yi ñu génn ñàkkum jur gi ñu ngi ko jëmmaloon ci ñeenti feebar ren ji nag dinañ ko gën a jëmmal ci wàllum xeex feebar bi di peste des petits ruminants. caaru jur gu sew gi ak tamit bi ñu tuddee maladie bi ñu tuddee Newcastle te muy dal ganaar yi ci biir campagne bii ren duñ ciy lancé waale li ñu tuddee campagne mondiale bi nga xam ne duñu ko def pour xeex ak caaru jur gi peste des petits ruminants. dañoo gis ni que jigéen ñi ak producteurs yu ndaw yi mun naa ne seen banque mooy xar mooy bëy
te jàngoro boobu saa yu duggee ci seen ay gétt dina fa yàq loo nga xam ne ñoom dootuñu am lu ñu dunde ñoom ak seen njaboot. ci atum 2018 ordre bi ngànk vétérinaire u Sénégal ñoom fas yéene def seen kéem kattan ngir dëgëral li ñu jot a am jaaxale ko ci gën a ñaax sàmmkat yi si ñuy gën di faral di ñàkk jur gi. Nous prévoyons des visites d'information et de sumb nañu ay doxu nemmeeku ngir rek fësal ay xibaar soxal liggéey bi nga xam ne amal nañu ko danañ daje nag it ak i kuréelu sàmmkat ak yeneen kuréel yoo xam ne dañuy yëngu rek ci di soxal wàllu càmm ngir rek gën leen a ñaax ci solo si nga xam ne rek soxal na li ñu duppee couverture vaccinale te war a dëppoog yi ñu lal ci àdduna bi. des exigences sanitaires internationales. ñàkk gu dégg dayoo jur gi bokk na ci li nga xam ne nii tey jii dina tax ba ñu gën a mën a xeex yenn feebar yi nga xam ne jur gi dañ koy am jaarale ko ci saytu épidémie ngir ñu mën ko contrôler ci bu teew li ni mel nag dina tax ba secteur bi di wàllum élevage mën a bokk ci li nga xam ne ni mooy kaarange wér-gu-yaram ak bu lekk bu askan wi. Ndeye Fatim Lo ñu jëm ca commune bu Sadio nekk ci département bu Mbacké askan wa fa yeewoo ne daanaka lépp la ñu manqué financement jëm ci jigéen ñi ay yoon yu ñàkk a leer waral ba kaaraange doon lu leen maanaam jomb wala boog lu leen jafe rawatina nag yoon yoo xam te ni daanaka dafa yàq loolu yëpp doon lu ñu fësal ci kanamu ñi nga xam te ni ñooy kilifa yi bëgg ñu indi ci ay saafara ngir seen nekkin ca gox boobu di Sadio gën a mën a ñoŋ suñu ndaw lañ ci àndal di Abdoulaye Wadianga. wutali dem ca commune bu Sadio nekk loo xam ne neexul benn yoon ndax yoon bi baaxul askan bi di ñaawlu lu ni mel. yoon bi métti ni métti waay boo xamante ni wóor na yàlla yéen gis ngeen ko sax parce que fi ngeen jaar ngeen ci yoon bi nekk na loo xamante ni mooy suñu yitte. ñi nga xam ne ñooy yeewoo ca boobule gox ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllum naka la ñu mën a amee ndox bu doy ngir ñu mën a amal ay bayin noor loolu moo tax ba ñuy sàkku rek ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñu jàppale leen ci. ndox manqué nañu ko ndax fii dëkk liggéeyukaay la dañuy bay noor ak nawet mbayu noor bi nag moom la ñu bëggoon pour am ndox mais benn forage bi. liñ bëgg a liggéey mënu koo alimenter. ñàkkum kaaraange nekk loo xam ne moo tere nelaw askan bu fay yeewoo. problème mu électricité courant bi manqué na fi lool bu la fi 10 heures fekkoon ci guddi am na quartier yoo xamante ni bu guddi 10 heures jotee ñi mu yónni sa doom ñi mu yónni sa jabar marché ñi mu loo ko dafa lëndamaay boo xamante ni aussi tamit fii sàcc si bëri nañu. jigéen yi ngir ñu jot ay financement dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri naam sax nguur gi mu ngi jagleel jigéen yi ay financement waaye ñi féetee ca commune bu Sadio daanaka ñoom gisuñu lu ni mel. mosuma gis benn jigéen buy kaas ci télé ñu di ko xool. ay financement yi nga xam ne moom la état bi def su ma yeboo ne la man loolu gisaguma ko ñoom ci ñoom financement yi may gis mooy ay kuréel ki ay ñoom seen yooyu. commune bu Sadio nekk ci juróom-ñeenti kilomètre digganteem ak Taïf ci département bu Mbacké fii nag askan bi ay jafe-jafe dong la ñuy jànkonteel moo waral ba ñuy sàkku rek nguur gi taxaw ci ndax ñu mën cee indi ay saafara. Abdoulaye Wadianga ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak final coupe maire ville bu Pikine AS Jalooré moo jël ndam li ci kaw AS Jokko ginnaaw tiro but la ñu dugal ci ay koppar ngir mën a taxawal boobu final toll ci fukki million waaye it maire bi di Abdoulaye Timbo jébbal équipe Fagnon wala boo club Fagnon bu AS Pikine lu toll ko juróom fukki million ka ñu bàyyee leen ndaje bi di ministre des sports di Makhtar Ba ñu teewlu ci kàddu Abdoulaye Timbo maire Pikine ci micro suñuy ndaw. waaw AS Pikine dañ leen a subventionné at mu ne dañ leen a subventionné ret gi dañ leen a defal subvention ci budget wu ville de Pikine dañ leen jox 50 millions pour jàppale AS Pikine parce que nag Pikine amuñu lu dul AS Pikine te suñuy wax Pikine di wax ndamu Pikine dañuy wax ndamu AS Pikine ñu ngi ci benn période boo xamante ne c'est une très bonne période ñu bëgg leen accompagner bu baax a baax ci loolu di woo jeunesse Pikine yëpp pour ñu ñëw nekk ci ginnaaw AS Pikine pour que incha allah rabbi ren di yàlla dimbali ñu dem monter en première division ba tax na ville de Pikine jël subvention 50 millions jox ko AS Pikine
yemuñu nag ci AS Pikine kese ODCAV bi dañu leen subventionné à hauteur de 30 millions muy ASC yi nekk ci département bi yëpp zone yëpp mais aussi dinañ jàppale ni nga xam ne mooy handisport ñi nga xamante ay waylaago ñu tey def basket seen président nekk suñu xarit nekk suñu rak ñoom ñëpp ñu war leen ci jàppale aussi ñi nga xam ne mooy arts martiaux yi ren ji incha allah dinañ leen jox seen subvention jàppale aussi écurie de lutte yi parce que ñoom ci seen bopp aussi am na subvention boo xamante ne dañ ko teg seen loxo parce que loolu lépp ci sport la bokk ñu bëgg ko yaatal ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir sport bi dinañ ci gis seen bopp. Ngok nekkoon final coupe maire ville bu Pikine ki ngeen doon teewlu kàddoom di maire bi di Abdoulaye Timbo nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal mbokkee ci teewlu bi jaajëfal ci technicien yi ñu ci àndoon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Pionnier de l'audiovisuel au Sénégal, le groupe Excaf Télécom est plus que jamais déterminé à mener le projet télévision numérique terrestre à bon port. Fort de ce constat, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique a fait le tour des locaux de la TNT. Objectif, constater de visu l'évolution du projet. C'est un projet extrêmement important pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Vous savez que le Sénégal devrait basculer en fin 2017 de l'analogie au numérique. Et pour toutes ces questions, il était pour moi important en tant que nouveau ministre donc des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, de venir de m'enquérir de la situation. Après un tour dans la salle de monitoring, plateforme de supervision et de formation de bouquets télévision pour la distribution aux usagers, le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement du projet et du travail colossal abattu par Excaf. Excaf a investi à la place de l'État. Je pense que ça c'est à saluer. Nous disons bravo au PDG.